nuyuwaat leen xibaar yi ñu koy dooree ci tiis boo xamante ni ci campagne électorale bi la xewee ba léegi démb ba tey ca Kër Massar gis ngeen la fa xew image yi kenn mënu ko sax seetaan ndax nag dañoo dal ci kaw militantu Benno Bokk Yaakaar taal këram lakk ki nga xamante ni moom mooy borom këram ak i tamit sëtam bi nga xam ne ñetti at rek la am image yi daanaka kenn mënu koo wone fan yi heure yi ñuy wax ak yéen ña nga ca hôpital principal seen situation critique loolu nag indi na jiixi jaaxa ca Kër Massar 46e département bu Sénégal naka la mbir yi demee dañu fay dem seeti suñu ko ñu fa toogal ndongo ka Talla Sall am ñetti at ak maamam bu góor bi di Amadou Sall ñu rawale leen nag ci ni mu gën a gaawee ci salle bi ñu tëddoon nag te ñu daal di koy taal fi mu toll nii nag ñoom ñaar ñëpp ñi nga ca urgence bu hôpital principal bu Ndakaaru salle bu ñu tëddoon nag bi ñu ko taalee du lenn nag loo xamante ni matériel la nag bu ci daal di mucc moo xam muy fauteuil télévision ventilateur mbaa sax matelas lépp nag la safara si daal dee yàqatee ñi ñu jàpp ni nag ñoo defal lu nu mel te nu mel ni woowee ay samba booy mel ne nag essence wala lu nu mel la ñu daal dee sotti nag ci bile salle jaarale ko nag ci volontaire bi laata nag ñu ciy teg almet wala sax briquet bu nu sukkandikoo ci benn soxna koo xamante ni dëkkandoo la te fekk na bi yëf yi di am mu ni lakk gi nag règlement de compte politique la gën a nduru mu jàpp ni nag kii di soxna sa Amadou Sall moom la lakk gi nag doon diir Dawle Ndiaye di responsable politique ci APR bu Kër Massar Nord këram gi ñu lakk nag ñu jàpp ni li ko waral moo di li muy milité ci ministre du commerce di Aminata Assome Diatta di candidate bu Benno Bokk Yaakaar ca mairie bu Kër Massar Nord fi mu toll nii nag brigade bu gendarmerie bu Kër Massar daal dinay ubbi ab l'enquête ngir fexe teg loxo ñi nga xamante ni la ñu jàpp ni ñoo taal kër Dawle Ndiaye. ñi nag ñeneen lañu dañoo demoon tey ji ci suba toog fële ca SNHLM ñoom nag ña nga dëkkee ca immeuble bi ñuy wax l'immeuble des Lions lu ñu bëggoon mooy ñu ni ñu fay leen seen ndàmpaay yi nga xamante ni boobu ba léegi ñi ngi leen ko war a jox te furaas dallu xëddeen jotuñu dara dañ leen jàpp kon yóbbu leen ci commissariat bu Médina ki nga xamante ni Alhassane Ba ak Diafara Ba demoon nañ fa. manifester gi ñu na moon amal ca buntu SNHLM mujjuta am police dafa teel a ñëw taxaw ngir gàntal li ni mel ñett si ñoom lañ teg loxo yóbbu leen fii nii muy commissariat bu police bu Médina. Mariam Mbacké plus 2 waaw mais ñun ñëpp la ñu jàpp parce que ñun ñëpp ñoo ngi fii déedéet fii duñ fi jógee dañuy may añ commissaire daf ñuy toggal añ waaw ba ñu si dara nag mbaa présidence indil ñu añ. situation bi nga xamante ni ñoom ñuy bokk ci collectif ñu dëkkee ci immeuble Lyon nekk ca Mariste nekk na situation bu xaw a compliqué ci jamono ji lu yàggul dara am na ab note bi ñu jotoon ne danañu tàmbali waat SNHLM wax li ni mel fay li nga xamante ni moom mooy indemnisation yi waaye nag mbetteel la ñu am biig bi ñu jotaatee beneen note bi nga xamante ni daf leen yëgal ne dañ ko dàq ba jëmmi jamono. loolu képp gor bu am loolu foog naa doon nelaw on n'a pas dormi ñun dañu naroon fanaan si SNHLM. parce que dañu ne woon tey dañuy lal suñu mat la ñu fanaan SNHLM bu ñu yeewoo ñu fekk ñu ngi toog ci bunt bi après nag xam nga rek xol bu tàng après dañuy defal ñu daal di toog ñu ne nag 6 heures nañ leen dem buntu SNHLM ñu xaar leen foofu xaar directeur bi ba xam lu mu ñuy wax ak suñu ay pancarte ñun daal bi ñu ñëwee tonu camion police lan fa fekk si ay jigéen lu muy doyee police. ñu jàpp ni dañ leen xañ seen i immeuble waaye itam forcé leen ñu jël li nga xamante ni moom mooy indemnisation yi teg ci ne moom SNHLM du respecté li nga xamante ni moom la jotoon xaatim ak ñoom. léegi ñun ñu ngi depuis décembre mi ngi ñu amee location ak suñu xaalis léegi nag ñi nga xam ne amuñu lu ñu fay location amuñu xaalis wala sax ñu fay la 35000 francs nga war a fay location boobu la ngay am kër ban kër moo am 35 millions fay tey ci Sénégal amul appartement 35 millions ça n'existe pas waxuma même hors de Dakar. ab situation bu ñuy dund bi nga xamante ni nag boobu ba léegi dafa commencé yàgg ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo bokk ci collectif bi ne daañu amalaat beneen manifester bu ñu bàyyee ñi nga xamante ni ñoom lañ teg loxo ñu bokk ci ñoom waaye itam ñuy sàkku ci njiit réew mi mu duggal ci loxoom ni mu gën a gaawee. ñii nag yeneen liggéeykat la ñu doon liggéeyee ci ama Sénégal ak SIAS xam ngeen ne boobu ba léegi ñi ngi woon ci xiifal dakkal nañ ko ñu ni ndax directeur général bu UCG dafa déggoo ak ñoom ne li ñuy laaj bu soobee yàlla dinañ leen ko jox li ñuy laaj nag ñu ni boobu ba léegi nguuru Sénégal mooy juróom-ñaari milliards ci suñuy koppar ci seen wàllu ndàmpaay waaye nag tey jii ba ñu fa demee am na li nga xam ne dénk nañ ko suñuy reporter dañ ciy déglu Ousmane Dieng ak Madani Sy. kon bu ñu demee ci benn mouvement de grève am ay bonne volonté yu ñëw ñu nekk ay interlocuteurs yu valable ñu leen yaakaar naa ni li ñu war mooy surseoir li ñuy def dem jublu ci waxtaan
guerre mondiale sax ci waxtaan lay mujjee autour d'une table pour am une solution donc loolu moo waral ñu accepter lépp loo xamante ni ay proposition la pour continuer ji waxtaan wi réew mi am jàmm. noonu leen daal lu mu néew ñu mën a suspendre mouvement bi ba quelques jours ba nit ñi dellu si waat en position pour ensemble ñu ànd nag dem vers les autorités pour continuer les négociations ngir yàlla suñu borom mën noo dimbali ñu am ci solution. sachant que ñun suñu wareef mooy ñu proposer président ay solution itam loolu am na solo ndax mbir mi am na ci loo xam ne def na 27 ans xanaa buñ ko doon comp di ko fay par tuuti du egsi fii donc li ñu war aussi moo ñu xelal président ay solution yoo xam ne même bu ñu mënul jukki mbir mi fay ko 100% ñu jëm ci góorgóorlu di ko fay nank-nank en commençant peut-être par les plus âgés mais lépp ñu waxtaanee ko ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar. dañuy daal di dem rek ba département bu Tivaouane ci diwaan bi ñuy wax Cekere nekk ci commune Mérina Dakhar foofu nag dem fa metti na ndax tali baaxul askan wa nga xamante ni ñaar fukki village ak ñaar ñoom ñoo fa nekk pour faju sax duñu ko mën waaye mu mel ni fan yi liñ doon mébét am nañ ko ndax tabaxal nañ leen poste de santé bu bees ña fa dëkkee di ko rafetlu lool dañ ciy teelu reportage Cheikh Anta Diop. daanaka dëkk bi ñuy wax Cekeer nekk ci xolub Kajoor di ab dëkk bu nekk ci diggante Ndombil Jaxate Jokkul ak Tabbi dëkk bu mag a mag la waaye am na ñuy jafe-jafe lool ndaxte fii de dugg bi yombul suuf si daa bari rax ci dolli amul woon benn poste de santé dañ daan yéeg ci saret lu toll ci juróom-ñetti kilomètres dem ba Mérina Dakhar wala Ngaay di fa fajoo. diggante fii Mérina Dakhar juróom-ñetti kilomètres la da ngay jël kalandoo nga tëdd ba xaaju guddi nga am ko matu nga woo kalandoo mu ñëw kalandoo bi bu dee bëccëg 3000 waaye bu dee guddi 5000 francs ngay fay. am na nu malade boo xam ne bi ñu koy woote mi ngi taw ba nga xam ne sama diggante dafa male bi ñu woo kalandoo yi am na ñaari waxtu kalandoo bi ñëwul tuuti kon ndaw si jul. tey jii de coono boobee teggeeku na ñu tabaxal leen poste de santé bu yees tàq. léegi bu nu amee ko matu mën nañoo koo teg ci sareet andi ko fii yàlla defal ko jàmm ak salaam kon loolu jar na sant yàlla boo siburoo te garaawul. man ngaa xëy fajar teel muroo sa kol jóge Ndombil Jaxate ñëw fii ci poste santé bi faju te doo sonn. di lu ñu yàgg bëgg ndaxte askanu Cekeer sonnoon nañu lool amuñu woon bërëbu fajukaay waaye tey jii maire Mérina Dakhar indi fi bërëbu fajukaay bii. lii ñuy def ci hôpital bi budget bi ëpp na 100 millions. te man en tant que maire 42 millions laa ci def li ci des yëpp Thierno Gàdd Fall mi ma ko def ñetti château d'eau ñi ngi fii yoo xam ne 1 milliard 500 millions la. yoon bi fii ku ne xam nga ne fii dafa war a am tali. PUDC moo ko war a def xam ngeen nag procédure yi dafa xaw a yeex. Cekeer daanaka lu toll ci ñaar fukki dëkk ak ñaar nag ñoom ñoo ko ëmb askan wi nag dikkoon bëgg lool nee nañ lii de mosuñu ko woon gëm ndaxte dañ daan dem ba Ngaay wala yéeg ci sareet di juróom-ñetti kilomètres di faju ji. fële ca Ourossogui commission bi nga xamante ni moom mooy joxe carte d'électeur yi mu mel ni coow jib na fa ndax opposition bi dafay tuumaal maire bi fa nekk ni dafa bloqué carte yi nga xamante ni ñooy seeni militant moo tax ñu ni ñi ngi woo préfet bi bu fekkente ne bëgg nañu jàmm rek am fa dañuy dem seeti Ali Bandel Niang ak El Hadj Li. mbooloo la ñu woote joxante daje ci bërëb bi abrité commission administrative bi yore wàllum séddale carte électeurs yi candidat yi war a jongante dimanche gi ñu dëgmal wala seen ay représentant ñuy dénoncer li ñu ne dañuy bloquer seen ay carte militant di favoriser ñooñu maire sortant bi ba tax ñu interpeller kilifa yi. dañoo tàyyi dañoo dee ci janvier Moussa Bokar ak ay njoñam parce que mënuñu dëkk ci dëkk bi juddoo fi yaroo fi màggee fi fas yéene fi tekkee nag de Moussa Bokar jàpp ni di ñu def gauche droite Moussa Bokar fu mu teg électeur ñi ñi jot bindu ku nekk bindu fi nga war a bindoo taxaw fi nga war a taxaw nga war a jot sa pièce mu taxaw lànk ne kenn du jot pièce am ku dul ko bokk ci njoñam loolu fu mu am deuxièmement mooy lan famille yëpp France lañ ne kenn bindoo fi te ñëpp a yor carte électeur ñun dañoo sonn ci lii dañoo sonn ci kumba am nday kumba amul nday bi dañ koy lancé appel bi ba ci Macky Sall moo jiite lépp ndax njaboot bi yëpp njabootam la mooy président tous les Sénégalais lii c'est suffit dafa doy élection yi le 23 la nañ jox ñëpp seen carte te képp koo xam ne bokkoo ci commune Ourossogui amoo droit li fi woteel sa dëkk ñun ñoo xam suñuy metti ñun ñoo xam lu ñu naqari ñun ñoo xam lu ñuy dund lan ñu bàyyi ñun personnellement ñu jogante suñ dëkk suñ jogante suñ dëkk ku yàlla may nga jël raጓde bi nga dem ak moom ku yàlla xañ nga nangu ne yàlla la xañ mais fekk population Ourossogui moo woote ku leen neex teg ko fii ci dëkk bi mais mënuñu nangu ñuy daw guddi ak bëccëg pendant 8 ans ñuy souffrir Moussa Bokar 8 ans mi ngi ci dëkk bi ñun ñuy souffrir ñuy sonn ñuy dee mu jàpp dëkk bi def ko kumba am nday kumba amul nday affiché dawal kaboy loolu mooy jeex ku nekk la jot pièce am mën a wat fu mu war a wotee. tension bi yéeg ba dënn yi jóg tax ba préfet bu
département bu Matam daal di déployer ay éléments gendarmerie yu bawoo brigade bu Ourossogui ngir sécuriser bërëb bi ci biir dëkk Ourossogui nag waxtu wi farandoowu maître Moussa Bokar Thiam di maire sortant Cheikh Omar Bass bu liste Gëm Sa Bopp Abdoulaye Sy bu Wallu ak ñooñi Samba Nabel Diallo bu la grande coalition fi mu ne kenn mayetul sa bopp dara lépp rek ngir gàddu ndam li. coow lu bare lii ak fitna gi nag moo tax collectivité lébu daal di jóg di woote jàmm di ñaax askan wi ci enjeu bi nga xam ni élection locale yi am nañ ko kaka jiite jàkkaarloo na ak taskatu xibaar yi tey ji ci suba dañ ci ànd ak Fatou Bintou Conté ak Thierno Laurent Mendy. dañoo feesal ab salle bu rëy bu nekk ci benn hôtel de la place fii ci Ndakaaru la collectivité lébu bi nag joxante woon rendez-vous ngir waxtaan li jëm ci élection locale yi ñu jëm chef supérieur collectivité boobee nag ma ngay wax ci violence yi nga xam ne ñu ngi ko noté jamono ji jëm ci wàllub élection territoriale yi te nag di ñaax li nga xam ne moom moo di jàmm. ñu ne élection yi na am jàmm élection yi nañu ñaan yàlla képp ku gañe sa moroom gañe ne ko félicité naa la nañu ñaan it que nit ñi woote ñibbi moo gën woote dem hôpital woote ñibbi moo gën woote dem dëj. Ibrahima Diagne muy xamle nag joxul kenn li nga xam ne moom moo di consigne de. Sénégalais yi nawloo naa leen ba jomb naa ci taxaw ci télévision naan wooteel leen diw parce que le vote est secret j'accepte aussi d'être un démocrate. wax na it ci li nga xam ne moom mooy homosexualité criminalisation bi nga xam ne ñu ngi ko bëgg indi fii ci Sénégal moom mu jàpp ne moom chef de la collectivité lébu boobee gëmul ni ni men bu sañoon daal ñu wax ci leneen. ñu d'accord ni Sénégal góor jigéen du fi am buñ koy daganal du fi am. wax bi su fekkente ni bii charia moo ko waral diine l'islam moo ko waral wattu tere yàlla ci alxuraan moo ko waral ma ne waruñu ci woon jël benn dong dañu waroon jël góor jigéen jël naanum sàngara. jël auberge yi ñu ubbi góor ak jigéen da ca tëddante di wax loolu waxit ñuy kàtt ci dëkk bi ak ñuy sàcc te charia ni ku sàcc nañ dagg loxo. candidat MPD liggéey ca Grand Yoff moom nag mi ngi ci campagne am wax na jafe-jafe yi nga xam ni gox ba am na ko bu weesoo ñàkk kaaraange ga ndóol gi ak xale yi nga xamante ne ñàkk nañu liggéey moom Mora Cissé dañu koy déglu ci micro Alioune Diagne mu ni li ko tax a bokk ci élection yi mooy fexe nu mu suqalee Grand Yoff. en tant que candidat nee naa affaire jarul coow jarul xeex jarul xuloo li ñu bëgg mooy defar Grand Yoff man nag nee naa incha allah bu yàlla defee le 23 janvier ñu toog si boppu maire bi balaa ñooy tàmbale liggéey bi quartier yëpp daañu leen waxtaan ak ñoom ndax nit kat boo koy liggéeyal laaj na nga xam ay bëgg-bëggam loolu moom mooy suñu priorité du ñu tàmbale liggéey bi. tant que quartier bu nekk tooguñu ak ñoom waxtaan ci seeni problème ndax boo seetloo les réalités des quartiers ne sont pas les mêmes quartier bu nekk ak sa problème boo seetloo am na ay quartiers yoo xam ne jaar nañ fa mun naa joxe exemple quartier bu mel ni Konachap ñoom kilifa yi bañ leen seeti jee waxtaan ak ñoom dañu ne ñoom seen quartier lii la gën a soxal mooy pavage ñoom ku leen pavel seen cité bi mun nga fa jaaree sax bañ fa ñëwati donc suñu programme comme ni ma la ko waxee nii léegi incha allah daañu waxtaan ak askan bi ku si nekk ñu xam problème yi nga xam ne moom ngeen di jànkuwanteel seen biir quartier ñu taxaw si incha allah. campagne baa ngay wéy ca Tëngéej rawatina ca Rufisque Ouest ki nga xamante ni moom mooy candidat Benno Bokk Yaakaar di Souleymane Ndoye li ko yitteel mu ne mooy assainissement ba dox naka noonu génne askan wa ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñu dëkkee dañu koy déglu ci micro Thierno Laurent Mendy. commune bu day ni Rufisque Ouest nga xam ne tey mooy porte d'entrée pratiquement si Tëngéej amul lycée. commune bu day ni Rufisque Ouest amul centre de santé commune bu day ni Rufisque Ouest musul jël benn initiative pour accompagner les groupements de femmes yooyu nag ñun dañu am solution si loolu mooy tey am nañ yéene def calebasse dans chaque quartier pour aller vers la banque communale loolu lu tax ñu indiqué concept boobu parce que dañu gëm ne commune bi war na amal njëriñ jigéenam pour amal jigéen ñi da nga leen di former boole leen lëkkaloo leen pour que seen produit yi nga xam ne mën nañ ko liggéey ëllëg mën na nekk aussi sur le marché international ou même sur le marché national loolu lu gudd la développé fii du yàgg mais sant nañu aussi tey fii ñu tekk nii li ëpp soxla
si quartier yi nga xam ne tey ñoo nekk suñu commune mooy problème cadre de vie problème assainissement ak problème voirie depuis que Rufisque Ouest existe mosuñu am tey benn projet dugg si biir quartier yi defar fi ay tali wala nekk si assainissement tey 45 quartiers yi nga xam ne parce que c'est les 3/4 ñoo nekk si commune bi su nawet jotee da ngay am kersa sax di nekk un homme politique. Candidat CPJE nay leer moom nag nee na Pape Diop lay votel pour ville de Dakar moom nag di Moustapha Ndoye wala Moustapha Tall moom candidat la fii ci Yoff mi ngi woo askan wi ñu votel ko bu fekkente ne bëgg nañu génnee commune bi ci jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñu dëkkee dañu koy déglu ci micro Modou Fall. dafa am bilan moom dafa mën a teg bilan ne léegi lii def na ko Dakar. te loolu noonu ñun dañu bëgg nit ko nga xam dafay liggéey te président Pape Diop ñëpp xam nañ ne liggéey na Dakar ba ñëpp teg ci seen bët président Pape Diop choix bu gën ci choix yi la moo tax ñun ñu ànd ak moom. ñun ñooy candidat de renouveau nga xam ne ñun ñoo war a soppi xar kanamu Yoff ñun ñoo war a defaraat Yoff ci côté yëpp muy cité nouvelle yi muy Yoff bu ñu yàlla joxe mairie bu Yoff dañuy def ay conseil municipal décentralisé dem ci gox-goxaat yi waxtaanee dëkk bi xool ba xam nan la ñuy def pour ñoŋal dëkk bi wala dëkk bi koom-koomam nan la ñuy def ba du jëmee boor dëkk bu am géej mën na développer Sénégal waxantuma la ak Yoff moo tax bu ñu bayee bu baax a baax ci géej gi fexe ba nga xam ne géej gi dox géej gi bu doxee rek Sénégal day dox géej gi bu doxee rek Yoff dox. quai de pêche bi foo mën di toll da ngay gis quai de pêche bi da ngay gis ni leer na naññ ñàkk courant boobu fa am moo waral barki Demba Ndiaye ñu am ku ñu fa tër rendi ko ndax ñàkk sécurité. ñun lan lañ soxla maire bu nga xam ne dafa jege askanam jege population di leen jàppale guddi di leen jàppale. coalition gox bu bees moom nag Sacré-Cœur commune Sacré-Cœur Mermoz moom lay yóotu boobu ba léegi ña nga ca commune ba di woo askanu Sacré-Cœur Mermoz ñu daal di nag yittewoo programme bi nga xamante ne bu ñu ko votelee rek ñu ni dina changer gox ba nu mu gën a baaxee ci ñoom dañ ci ànd ak reportage Ibou Kane. saafonteeg askan bi ay visite de proximité naka noonu itam ay caravane coalition gox yu bees mu ngi ci campagne bi bu baax a baax ci commune bu Mermoz Sacré-Cœur candidat di Ndiak Laax nekk conseil municipal ci mairie ba di xamle li mu namm ci Mermoz Sacré-Cœur bés bu falo fexe ba commune bi doon commune boo xam ne dafay ràññeeku ci commune yi ambition bi mooy jàppale ndaw ñi jàppale jigéen ñi waaye aussi fexe ba dëkkuwaay doon dëkkuwaay yoo xam ne dafa sell doon dëkkuwaay yoo xam ne dafa am kaaraange waaye tamit ñu am ay ambition de développement yu am solo ndax commune Mermoz Sacré-Cœur dafa doon commune boo xam ne dañoo am ay avantages yoo xam ne dañu ko utiliser gul donc il faut que ñu mën a utiliser avantages yooyu pour mën a yóbbu commune bi feneen fu dul fu ñu nekk fu mu toll nii. ab coppite ci boppu commune Mermoz Sacré-Cœur lu ni mel moo yitteel coalition gox yu bees ba tax na mu ngi wéyal dynamique gu massification ci loolu candidat di sàkku ci askan bi rawatina aji politique ji ñu def seen kéem kattan ba élection yi ñu amal ko ci jàmm ak dal. violence moom fu mu munti jógee dañu koy dénoncer loolu kaddu coalition gox yu bees la au niveau national waaye aussi kaddu coalition gox yu bees ak équipe bi yëpp au niveau de la commune de Mermoz Sacré-Cœur parce que ñun en tant que homme politique suñu responsabilité la pour que ñu mën a doxal lépp loo xam ne day mën a doon élection yoo xam ne ci jàmm lay am en tout cas ñun ci suñuy engagement la bokk et ba léegi suñu doxalin ak suñu jëfin wane na ni vraiment ñun violence bi loo xam ne la dañ koy condamné waaye aussi ñi ngi jéem a teg ay jéego ba nga xam ne daal campagne bi dañ ko def ci jàmm ak salaam parce que lii yëpp day jeex te ñun ñëpp ñoo bokk commune bi te ñun ñëpp dañoo bëgg a defar donc ku bëgg a defar mënul ànd ak xeex mënul ànd ak toj mënul ànd ak violence. ay fan yu néew rek des laata ñuy amal vote bi candidat Ndiak Laax di woo askanu Mermoz Sacré-Cœur rawatina ndaw ñi ñu adhéré bu baax a baax ci projet am ngir coalition jël ndam li ci ngoonu 23 janvier. candidat réewum Ngor Sicap Liberté Cheikh Ndiaye lay wuyoo nee na nag li ko tax a jóg rek mooy mu jàppale commune boobule mi ngi ñaawlu moom Cheikh Ndiaye fitna yi nga xamante ne yeewu na ci langue politique gi bi campagne bi dooree ak tey mi ngi leen di woo nag ci jàmm dañu koy déglu ci micro Alioune Diagne. sunu programme bi nga xamante ne ci juróomi ponk lañ ko tënk yaatal ko ak ñoom ba nga xamante ne dinañ ci mën a waxtaan boobu nag alhamdulilah rabil alamin am na njëriñ lu bëri loo xamante ne ñun jëlee nañ ko ci waaye ñoom it comprendre nañu lan moo lu taxoon jóg comme ni ma koy faral di waxee élection baax na
am na mbumbaay am na xumbaay am na animation waaye itam il faut que ñuy waxtaan ci suñuy programme yi nga xamante ni moom la ñuy proposer Sicap waay ginnaaw loolu may woo waa Sicap di woo doomi Sicap ci ñu moytu violence baaxul violence baaxoo wuñ ko Sicap violence baaxoo wuñ ko ci suñu gox bi kon boog bu nu ko tàmbali am na ci as néew boo xamante as tuuti bu ci amoon. maire Diamaguène Sicap Mbao moom nag daal dinay def bilan wam daal dinay wax li mu def bi ñu ko fa tabbee nee na nag la mu liggéey yaakaar na ne ci lu baax askan wa gis nañ ko dañu koy déglu ci micro Mamadou Fall ak Modou Diop. def nañ fukki fan ak ñaar xaw ma fukki fan ak ñett nekk ci terrain bi nekk ci proximité yi nekk ci visite à domicile yi mais aussi nekk ci RP yi maanaam ñu dajeek askan bi di waxtaan ak ñoom di natt seeni soxla mais aussi di apporter ay solutions. je pense que ñun nekk nañ ci collectivité territoriale bu mairie bi depuis juróom-ñaari at am nag un bilan boo xam ne nii moom la ñu war a défendre te loolu moo justifié sax peut-être ñëpp coalition Benno Bokk yëpp ànd doon benn tax topp sama ginnaaw pour ñu jëlaat mairie bi parce que nag bilan aussi mooy fal maire def nañ juróom-ñaari at yàlla dimbale ñu tabax nañ fi maison des jeunes et de la culture sur fonds propres am nañu tabax nañ ñaari poste de santé benn à Samsam 3 benn à Darou Salam tabax nañ aussi une maison de la femme à Nassourulaay defar nañ ay espace public jàppale aussi étudiants yi financé groupement de femmes yi financé nañ téeméer ak fukk ak ñeenti groupement de femmes. naa ne soo ko joxee askan bi wan leen ko convaincre leen dara du mën a téye seen yéene pour tagal la ci boppu gox-goxaat bi pour nga mën a am un deuxième. les bonnes feuilles de la rédaction tey jii nag mi ngi intéressé wu ci livre Cheikh Ahmed Bamba Diagne ñu tuddee ko comment votent les Sénégalais moom Bamba Diagne mu daal di sukkandiku ci élection législative naka noonu élection présidentielle yi joto am ci Sénégal dañu koy déglu ak wala bokk ñu dem seeti Ibou Diouf. ci bile téere bindkat bi samp ab laaj naka la Sénégalais yi di wote loolee la Cheikh Ahmadou Bamba Diagne bëgg a indi ab tontu jaarale ko ci liggéey bi waral mu xaatim bi la téere. ma amoon ci nag njaatige bu mel ni Amady Ali Dieng doyen Amady Ali Dieng chaque fois bu ñuy werante ci politique boo waxee lii mooy am mën na ko lii mooy am mën na lii moo war a am mën na ko yow li nga wax mooy li war a am mais lii mooy am parce que nii la yëfi di fonctionner et 2012 nag dañ doon toog di waxtaan ku war a nekk président mën na ko. Le président Macky Sall day gagné élection yi mu ne ma non mënul gagné parce que ñoom Niass Tanor ma ne ko Niass Tanor Idrissa Seck bu ci amoon kenn koo xamante ni mën naa remplacer Abdoulaye Wade 2007 lañ koy choisir. moom mi nga xamante ne docteur en économie la dafa gis ne rek taxawaay bi nga xamante ne ñi féete kaw ga ak ñi nekk fii ci biir réew mi aju ci wàllu politique ak ni ñu tànnee dafa wute lool. waaw xam nga ñi dëkk ci kaw gi dañu mën a xam gestion bi dañ leen di xaw a jege. te xam nga Dakar capitale yi négoce bi mooy jaayante beeg jënd bi day tax nit ñi dañuy dem ba dëgg du leen sonal trop. dañu dem ba ku ci nekk da ngay xool nooy def ba génn ci mais nit yi boo demee ci àll bi ba léegi village yi ak kaw-kaw yi dafa am ay valeurs yoo xamante ne dañ ko garder. ana nan la Sénégalais yi di wote ak itam ci lan la ñuy sukkandiku ngir amal seeni tànneef bindikat bi tàmbale ko ci lu toll ci fukki élection législative ak ñaar ak ñetti référendum ngir mën a amal bi li liggéey. waaw xam nga day baax nga topp élection yu xam nga man ci livre bi laa xam ni Abdou Diouf de 84 ba 83 ba muy perte 2000 chaque année daan perte 100 000 électeurs. chaque année daan perte 100 000 électeurs ba 2000 mu am 600 000 mu perte ci laa xamante ni aussi président bu demee deuxième tour nombre de pourcentage bi mu am premier tour loolu lay am deuxième tour. ci bile téere Cheikh Ahmadou Bamba Diagne ñëwaat na tamit ci li muy duppee théorème d'Aron mu jéem ko méngaleeg wàllu politique. xam nga dafa am buy universitaire buy bind day am partie yoo xam ne da koy def tamit pour gëstukat yi parce que da lay wan rek paradoxe li mu ci bëgg a wane rek mooy. politicien bi da lay dig une chose et son contraire
wala mu wax la loo xamante ni mënu ko parce que moom buy ñëw rek di def ak yow élection day am lu koy jiital finalité day am benn objectif. Cheikh Bamba Diagne docteur en économie la xam-xamam màcc jëm ci wàllu banque loolee tamit may na ko mu sukkandiku ci ay chiffres jamono ji ngir wax ci wàllu politique. xale tàggat yaram Algérie génn na ci Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire moo ko ci génnee door ko tey ñetti bal ci dara Sierra Leone naka noonu génn na ci Coupe d'Afrique des Nations ndax nag Guinée équatoriale moo ko door tam tey benn bal ci dara dañ ciy ànd ak Cheikh Sadibou Diarra. Algérie ñàkk na raaya bu Coupe d'Afrique bi génnul ci tour bu njëkk bu CAN Cameroun 2021 bi. Algériens yi dañoo waroon dóor waa Côte d'Ivoire ngir am yaakaar jàll waaye mujjun ko mën def éléphant yi qualifié woon ba noppi mayuñ leen dara su fekkee ni sax fene gi dañuy song ci ndorteel bi ginnaaw gi ivoiriens yi ak Franck Kessié ñooy dugal si 22 simili bi. loolu nag dafay wàññi xadar bu waa Algérie yi di encaissé waat beneen bal ak Sangaré laata ñuy dem ci mi-temps bi ba ñu dellusee Algériens yi jëlaat beneen but bu Nicolas Pepe di dugal ci juróom fukk ak ñeenteeli simili bi goney Jamel Belmadi yi ginnaaw bu Mahrez raté penalty dinañ mujjee wàññi score bi ak Ben Debka suñu ci jógee def pression ci camp waa Côte d'Ivoire yi wante dara dootul dugg Algérie ñàkk ñetti bal ci benn ñu éliminé ko benn poñ rek la am ak benn but ci ñetti jongante yi ba tax na mu jël ndaare ci poule E bi Algérie du wutu boppam ci CAN bi loolu di fàttali atum 1992 bi mu toogee woon itam ci premier tour bi Guinée équatoriale mooy jël ñaareeli ticket bu groupe E bi dafa dóor Sierra Leone benn bal ci dara mu di ñaareeli ndamam ci poule bi ci huitième de finale yi Guinée équatoriale ki raw ci groupe F bi lay dajeel waa Côte d'Ivoire ñoom di laale ak waa Égypte àllarba bii di ñëw bu ñeenti waxtu ci ngoon jotee. aduna noonu la tey yow ëllëg sa morom ñu leen di massawu di ñaan itam Sénégal bu soobee yàlla mu gagné Coupe d'Afrique des Nations indil ñu fi coupe bi yàlla na ko yàlla def di yem ak yéen fii ci xibaar yi ci kanam tuuti 20h Sara Cissé dina fi teew jërë ngeen jëf.